jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellu si ñi ngi nag nuyoo fu ñu leen daan nuyoo démb ak bëkki démb di leen gërëm bu baax nag si teewlu bi ñu am nag mbégte tey dalal koo xam ne man yàgg naa ko seetaan yéen tamit ngeen yàgg ko seetaan ngeen xam ko bu baax moom itamit ci yàggal def ay émission yoo xam ne daf ci débattre ay sujet yoo xam ne daf leen yitteel soxla leen mu nekkoon fi tamit wala ba mu nekk fi ba tey c'est selon koo xam ne ku nguur gi doon bàyyi xel la ndax da doon saytu action gouvernement bi la ca baax mu rafetlu ko la ca xaw a dëng mu teg ko ci table bi argumenté ko décortiquer ko donc tey nag mu am beneen wàll boo xam ne foofu la féete tey boobu ba léegi defagul émission télé pour waxtaan ak yéen ci loolu bien que coow li bari na ñun nag ñu xalaat ko invité wax naa ne face to face bi nga déggee tour bu mel noonu li ko waral mooy ñun ñooy jàkkaarloo ak benn kilifa boo xam ne ay yëfam yëngatoom da leen a yitteel yéen askan wi ñu indi ko nag waxtaan ak moom ci yi ko soxal ak yi leen soxal yéen kon sama invité gis ngeen ko nii ci écran bi muy Mamadou Sy Tounkara kenn dootu ko présenté muy conseiller spécial du président de la République nekk tamit jàngalekat foofu ca université bu Cheikh Anta Diop ñu dénk ko lépp lu jëm ci méthodologie ak mondialisation waaye nag yéen li tax ngeen gën ko xam ràññee ko mooy dafay def comme li may def nii di présenter ay émission Tounkara ma gërëm la sant la ci ni nga jëlee sa temps ndax bés bi tey man ak yow ñoo ko bokk ndax yow tamit boo jógee fii yaa ngi dem fas yéene jàkkaarloog sénégalais yi mu mel ne kon def si la ak sotti si la nga bàyyi lépp nag ñëw waxtaan si ak askan wi ñu gërëm la ci sant la si ginnaaw ba ñu nuyoo ba pare bàyyi la nga nuyoo askan mi lay teew. Aïssa Diop Fall di la fay sa nuyoo boobu di wax askan wi yëpp yi seetaan si biir réew mi ak bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nii tey toog Aïssa Diop Fall ngir li mu wax yëpp ñu leeral ko. dafa naa bi mooy première émission bi nga def ñu invité la nekk invité. ñu lay poser question. loolu am na. voilà alors donc ñu ma bëgg a commencer laaj la conseiller spécial du président de la République donc ban domaine exactement ci ngay conseiller Macky Sall njiitu réew mi. alhamdulilah rabbil alamin ñu sant yàlla suñu borom moom borom asamaan ak suuf si xéwal lim ñu defal yëpp. bokk na ci xéwal yooyu tey ñu mën a toog fii jàkkaarloog Aïssatou ak mboolem askan wi xéwal yooyu yëpp bokk na ci tamit tey ma bokk ci ñiy xelal njiitu réew mi loolu xéwalu suñu borom la ndax man mi loolu du woon jànguma woon pour loolu yënguma woon pour loolu président de la République moo ma woo rek ne ma bëgg na ma ñëw di ko xelal léegi ñi nekk ci cabinet président de la République juróom-ñaari catégorie lañ am na ñuy woowe ministre d'État ñuy woowe ministre conseiller conseiller personnel conseiller spécial ambassadeur itinérant conseiller technique ak chargé de mission ñooñ ñooy cabinet président de la République léegi conseiller spécial moom kuy xelal njiitu réew mi la ci fànn wi walla ci fànn yépp tey ku mel ni Ndongo Ndiaye dafay xelal njiitu réew mi sport si wàllum sport ak ndaw ñi ku mel ni El Hadj Amidou Kassé moom ministre conseiller day xelal njiitu réew mi si wàllum cosaan aada ak lépp jëm si wàllum culture waaye man mi nag dañ ma ni amul fenn foo xam ni fa laa yem man transversal lépp loo xam ne xalaat naa ko mun naa ko yeggee njiitu réew mi te moom it mën na ma laaj xalaat si lépp ma wax ko si sama li ma xam ak li ma gëm maintenant Tounkara léegi boobu liggéey
est-ce que da ngay méthodologie bi laa bëgg comprendre est-ce que moom daf lay jox benn thématique comme ni nga ko waxee léegi yow yaay toog gis benn fait d'actualité wala un truc boo xam ne jàpp nga ne c'est susceptible de l'intéresser nga def ay notes wala yu mel noonu wala boog moom moo lay confier benn mission comment ça se passe. ñaar yooyu nga wax yëpp la. ok waaw tey yow yaay gis loo xam ni jàpp nga ni mën na amal réew mi njëriñ. mën na amal njiitu réew mi njëriñ mën na amal ñi jiite réew mi njëriñ. yow nga ñëw xelal ko njiitu réew mi ma jox la benn misaal rek. si lu ma xelal njiitu réew mi fan yi si ginnaaw. dama ko ni Sadio Mané. ballon d'oram bi mu ko amee ba léegi. ñëwagul Sénégal. maa ngi lay xelal nga invité ko moom ak équipe bu Liverpool yëpp ñu ñëw fii Sénégal. loolu doon loo xam ne dina amal njëriñ réew mi. waaw lu mel démb rek. président maa ngi koy jaajëfal si. dafa tabb Manar Sall ak Mass Thiam. pour ñu jiite ay këru liggéeyukaay. ma ne woon président man loolu lu ma yàgg yitteel la ñu jël ñoo xam ne. liggéey rek moo leen yitteel politique gu ñu du affaire mbokkoo du affaire dara tey Manar Sall ak Mass Thiam si réew mi ñëpp xam leen si jaar si wàllu yor këru liggéeyukaay. tey président nag man xiirtal naa ko loolu dama see yàgg wax waaye nii tàmmali di ko def nii ne ko buntu boobu nag bu mu ko tëj. nay indi ñoo xam ne politique gu ñu. tappalewuñu leen yitteel rek mooy liggéey ak résultat. d'accord mais léegi donc yow ay yooyu da nga koy def sous forme de note nga yónnee ko après moom dafay tontu wala daf lay woo tontu wala genre. waaw mën na def moom mooy xool nu mu koy defee. da lay tontu wala mu woo la wala mu yebal la wala nangam mais yow da nga koy def. di nga am retour daal en tout cas. waaw da ngay def note. di nga am retour wala nga bind ko mail wala président moom daanaka dafa connecté. boo ko bindee mail nii day réagir. D'accord est-ce que Tounkara comprendre nga bu baax sénégalais yi ñu lu si ëpp vraiment tey xëy na defuñu woon sondage à l'époque pour xam ko mais defe naa daal mën naa wax ne 90% pour dire le moins des sénégalais rafetlu ñu woon nomination bi la Macky Sall nommé ci wetam ba. Pendant presque des jours réseaux sociaux yeeg ñëpp sénégalais yi catégorie bi ñu bokk fu ñu mënta nekk rek yëkkati nañu ay kàddu yi rafet yi ñaaw mais ñëpp benn la idée générale benn la mooy rafetlu wuñu loolu ndax dañu jàpp ne da nga leen trahir ñoom bu weesoo nag yow li nga trahiré say ay conviction comprendre nga réaction boobu sénégalais yi amoon ci sa nomination. bon léegi Aïssatou dafa am tamit ñu war leeral. yow da nga wax wàllu trahir mooy koo xam ne da nga ko wor. xam nga koo wor mooy koo xam ni da nga ñëw nga kóllëranteeg moom dara. après nga fecc ko. man mosuma kóllëranteeg kenn si dara. lu dul ne leen rek laa gëm mooy dañu war a defar suñu réew. kóllëre bu ma mën a séq ak nit. mooy aywa ñu defar Sénégal. mouvement bi ñu tegoon ci élection législative 2017. defar Sénégal la tuddoon. te ñi ci àndoon ñëpp leen moo ñu yittee rek mooy defar Sénégal. léegi nag boobu ngay wax benn wor boobu. loolu amul léegi nga ni wor say conviction mooy man li ma gëm. li ma gëm Aïssatou mooy li ma sama papa jàngal. sama papa yàlla na ko suñu borom dolli wér ak leer. daf ma ni yow amuloo noon kenn du sa noon li la yitteel rek moom mooy nga fexe ba bay sa waa si réew mi jëm kanam. te loolu laa gëm. aw ma noon. ku ma jàppee noonu nag bon yow léegi loolu sa mbiru bopp la. mais man mii toog. aw ma noonu. tey jii man su ma amee benn taxawaay. leen rek lay doon. mooy lii laa xam ak lii laa gëm. léegi nag président de la république. moom si coobareem. moom tànn na ma ne ma kaay jox ma sa xalaat. ngir réew mi jëm kanam. Aïssatou loolu am na ñoo xam ni mën nañ leen ko wax ñu bañ de. mais man suñ ma ko waxee man loolu du ma bañ te loolu dama si sant yàlla. parce que jàpp naa ni lu ma yàlla cëralee la. ngir ma liggéeyal sama réew. te si loolu laa fas yéene dox. mais tontu woo ma exactement Tounkara est-ce que comprendre nga quand même Sénégalais yi merci. comprendre nga ko ñu mere la si comprendre nga ko ñu merci ñaxtu. waaw xam nga mer nga si. je l'ai enfin comprendre ngeen tuuti. léegi man mun naa comprendre Aïssatou. ak lu mënti xew rek. dina am ñoo xam ne dañ si ànd dina am ñoo xam ne dañ si ànd. léegi tey président nee na ma
kaay nga may xelal. su ma nee waaw dina am ñu si mer. dina am ñu si kontaan mu ne déet dina am ñu si mer dina am ñu si kontaan. finalement nga def yow li nga jàpp. man ma jàpp ne que fi mu toll nii li ma def di xelal njiitu réew mi. man gëm naa ni dafa méngoo ak man li may dox. méngoo ak njëriñu réew mi ma jox la benn misaal. keroog dama gis benn bataaxal bu ma bindoon président 12 janvier 2014. ma ne ko monsieur le président yaa ngi naan réew mi dafa salte ñun xam nañ ko mais du si loolu lañ lay xaar li ñu lay xaar mooy nga jiite ñu. ngir réew mi set. te pour loolu maa ngi lay xelal samedi bu jiitu si weer wu ne. yow nga wàcc si mbedd yi dem si benn gox ñëw ànd ak sénégalais yi ngir ñu set setal. bi ma fi ñëwee de léegi président tàmbali na ko. kon loolu si yow la ko gisee waxoon naa ko de. 12 janvier 2014 laa ko bindoon. léegi juróom-benni at tegu na. président soo ko def. ñu ngi si sant yàlla. maintenant sànq wax nga ko à 2 reprises moo tax il faut ma relever ko contact bi naka la demee mooy président Macky Sall moo toog wala ne la Tounkara dama bëgg nga liggéey ak man wala nangam wala téléphone. wala daf la woo ne la nga ñëw audience nangam nga dem nga yoxosu dem toog comment ça s'est passé. ay sax nga yoxosu yow tam président ku may def xaaju guddi nga dem. non du woon xaaju guddi. président li yàlla def dama doon liggéey AME. agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Birame Faye mi ko jiite benn bés ñuy waxtaan mu ne ma yow da nga am ay xalaat yu am solo. dama lay jox mailu président. nga bind ko di nga gis dina la tontu. mu jox ma mailu président ma bind ko président tontu ma ne ma maa ngi rafetlu nga bind ma. te saa yoo amee lenn loo xalaat rek mën nga ma bind wax ma ko. moo koy bind ñuy tontu ñuy bindante ma ak moom. ba bés mu ne ma na nga ñëw ma dalal la ñu waxtaan. ma dem fa toog ñu waxtaan lu yàgg. benn altine la woon après ñu waxtaan ma may ko téere yi ma bind ak yooyu ñu wax si réew mi ak yooyu. boobu juste avant élection yi di ñëw benn altine la woon. benn mardi astafurlah 11h la ma joxoon rendez-vous nag ay sa doon guddi léegi loolu décembre la woon décembre daaw nga kon élection yi doon février donc waxuñu woon ay affaire nomination ak yooyu benn mardi la woon lundi ba mu def décret arrêté nommé ma conseil si audience waxtaan nee na la est-ce que doo ñu liggéey ak man sama à mes côtés genre yooyu mel noonu déedéet kon dafa la bett daal waaw daf ma bett nag daf ma bett mais ba mu la namee laaj nga ko lu muy xaar si yow yu mel noonu genre feuille de route beeg yooyu fiche de mission bi laaj nga ko non xam nga buñ la xasee ba nommé foofu loolu soxla nga koy laaj dañ la koy jox d'accord léegi ay sax da nga bëgg ñu nommé la non bëgg ma ko nag man j'ai pas fait ñu may jox ay marché suuf moo ma gënal daal moo gën a wóor c'est plus kii daal yow bu ñu la joxee jox ma mais quand même Tounkara est-ce que critique yooyu gars yi doon la critiquer metti woon na la méttiwu la woon ban moo la ci gën a métti ou pas non awma lu ma si metti ndax ni ñu lay critiquer noonu la ñeneen ñi tamit di gërëmee Aïssatou yow xam nga si dara ñun suñu liggéey yi ñu def liggéeyu télé bés bu ne Aïssatou ñu saaga la yow ñaata yoon lañ la saaga chaque jour kay ñaata yoon tamit nga taseeg nit mu gërëm la sant la ñun maanaam ni ñuy nangoo guddi noonu la ñuy war a nangoo bëccëg waaw loolu ak suñu liggéey ñoom ñoo ànd am na ñuy kontaan comme am na ñoo xam ni kontaanuñu te dëgg-dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax ndax tey sénégalais bëri na tey sénégalais yoo xam ne ñoom ëpp nañ ma jàng ëpp nañ ma demin ëpp nañ ma loolu ak loolu mais tey suñu borom amaana man la teg fii mais xelal njiitu réew mi loolu ay sa lu ñuy sante yàlla la ndax man Sicap Liberté 3 gi laa juddoo doon jàngee Saint-Pierre fii yaa ngi dégg di dox diggante Gédo ba romb ñaari tali bi yëpp sama wóolare yi ñoom Mataan Ndiaye Diop di leen ziar ñun tey jàngee fi yàlla suren amee bac yàlla suren jaar lycée Blaise Diagne buñ suñu borom yóbboo ba fii day wane rek xale yi ni que kenn ku nekk tey dafa war a jël jàng ak fulla ak fayda mu sàlloo ko suñu borom mën na la yóbbu fu ne mais xalaatoon na Tounkara quand même ne peut-être président Macky Sall dafa teg xel foofu xam nga piégé la parce que yow kenn ku ne yaa ngi wax sànq benn contribution wala boog benn poste boo defoon en 2014 di wax ci affaire tilim bi nekk ci réew mi yu ni mel mais tout le monde se rappelle quand même que
amoon na ay position yu doy waar yu tàng yu métti yoo doon jël par rapport ak nguur gi nekkoon nga benn censeur u régime bu métti ne cesse que seen faute yeeg seen faute de grammaire syntaxe yeeg ñoom seen yi nga xam ne da nga ko daan pointé ak quand même virulence bi nga amoon ci Macky Sall ak régime moom que ni Macky Sall daal ne comme ni mu noppaloo ñu bëri am na ñu bëri opposition comme journaliste ñu bëri noppaloo na leen woo leen ci wetam saxal leen benn tàngalmant après voilà xaw leen décrédibiliser ci dëkk bi yow ragaloo loolu dal la yow. waaw président ndegam daf ma lan nga wax piège nga wax. waaw bon man loolu du ma si mën a tontu mais li ma xam daal mooy li may def nii lu ma gëm la. est-ce que man nag dafa am ñaar yoo xam ni dafa ne si man du ma def lu dul lu ma xam ak lu ma gëm. président su ma laajee dara tey lu mu mënti nekk damay jël sama temps ma dem gëstu ko xool lu mu doon. wax ko si nag li ma gëm man dama am gis-gisu ne Serigne Touba Xaadimu Rasul. beneen bu ma lay may tamit ay sët. président dama ko bindoon lettre ne ko man dama gëm ni suñu jàmbaaru réew mooy Serigne Touba Xaadimu Rasul. du Lat Joor Jóob. boobu it bi ma ko bindee coow li bëri waa kër Lat Joor yi woo ma yow nangam sangam. président ñu toog ma wan ko lettre boobu mu ne ma lii de musuma ko woon gis. mu ngi ko doon soog a gis keroog ba ma ko wane. léegi dama gëm ay sëtu ne suñu borom fu mu teg jaamam rek jaam boobu. mën na ko foo jaamu sa liggéey si anam yi gën Sëriñ Tuubaa nee na moom si ñetti mbir lay dox te ñett yooyu moom laa gëm xam-xam liggéey ak jikko ju baax si ñett yooyu daal laay dox fu ma mënti nekk si àdduna ak lu may mënti def man ñett yooyu laay jiital mais ni nga waxee noonu rafet na mais par contre Tounkara est-ce que quand même ñi nga xam ne dañ jàpp ne Tounkara bu dee facilité bi nga am pour Macky Sall wool Macky Sall nga doon xarab démb ak buur nguuram ñu woo la nga rapidement nga dem sans te poser trop de questions est-ce que tamit nekkul woon ne xëy na da nga doon sànni xeet tëmbal ak yooyu fuural pour Macky woo la noppi loolu la xam nga loolu tamit fii dafa xew Sénégal fi bëri na fi da ngay yuuxu pour Macky woo la ne la saxal dara nga noppi. waaw loolu yëpp mën na nekk. mais dalu la yow. man de président tey yàlla daf ma may tawféex ba li ma xam ak li ma gëm léegi maa ngi ko koy wax directement. mais non avant laa wax processus rapprochement bi yéen ñaar laay wax. waaw mais loolu man. li ma yuuxuloo woon pour moom mu woo la ak yooyu nekkoon loolu. du woon stratégie boo tëral non dama doon wax li ma xam ak li ma gëm. tey réew mi dafa salte wala communiquer gouvernement bi dafa am ay fautes. mais ay loolu constat la rek. waaw constat boobu bokk mais fautes yi léegi la gën a bëri de te waxatoo ci. ah yaa ngi gis fautes yi. fautes yi léegi la gën a bëri. ay ñaar fautes nga gis taay communiqué bi mujj xool nga ko. ay léegi prof orthographe grammaire non faute gaa am na ba léegi. te man keroog rek maa ngi koy wax. que soxna si nga xam ne moom lañ dénk loolu war na gën a góorgóorlu. parce que communiqué bi ba léegi. mi ngi am ay fautes kon ñu ngi koy wax Aïssatou. waaw mais bindatoo ko léegi. non loolu bind naa ko. waaw mais da nga ko non léegi kay dafa gën a direct. ay yow direct kon dootoo def jéebaane. non voilà mais wax ji xam nga di nga wax lu am solo est-ce que affaire bi jubluwaay bi mooy jéebaane. wala wax ko fañ ko war a waxee. xam nga am na waxu biir kër. waxu biir néeg tey man. avant li nga def lan la avant li nga def avant xam nga avant du ma woon. conseiller spécial président. mën naa toog ci télé bi jël sama benn lettre bind ko wax ko président. mais léegi mun naa ko wax directement Aïssatou léegi loolu laay def. dama économiser nga fayee saliva yu ñu mel. xoolal depuis ba ma président ne bul hésiter saa yoo amee loo ma bëgg wax mun nga ma ko wax ci mail. boobu laa bàyyi lettre ouverte. d'accord naa léegi ba ci des mooy quand même Tounkara ragaloo ne perte nga waxuma crédibilité waxuma ki mooy saf boobu nga safoon xam nga ni nga kiiwee woon arñi boobu nga amoon Sénégal yi bëgg la ci noonu vraiment nga ñëw ñun ñii ñëpp suñu genre gi yëpp nga yóbbu ñu presque pratiquement nga yóbbu ñu IPRES ma sax IPRES la anoon parce que dañu ne woon man maa fi ëpp fit yow nga ñëw ëpp ma fit dégg nga donc ma dem raa ba ne maa ngi sama carte IPRES maa ngi ak moom ba léegi donc
après nga jékki-jékki brusquement ñëw nii ci te ramoo li gis nga léegi nag ngay waxee affaire nem-nemal yooyu donc loolu Tounkara nekkul un peu en déphasage pas ak say convictions mais ak tamit Sénégalais yi li taxaw ñu bëgg la ñu topp la moo tax léegi ñu yuuxu ne Tounkara dafa perdre amatul benn crédibilité. ah waaw alhamdulilah. nangu nga loolu déet xam nga man Aïssatou am na loo xam ne suñu borom moo koy joxe. léegi su fekkee am naa crédibilité fa yàlla loolu baax na de te léegi yow nee nga amatuma crédibilité sénégalais mais man de sénégalais yi may taseel de ñu ngi rafetlu de li mais léegi safatoo léegi Tounkara bàyyi nga. waaw léegi Aïssatou moo saf. Aïssatou moo saf xam nga yow temps yële nga doon xeesal Aïssatou safatoo woon. ñëpp ne Aïssatou Diop Fall mi moo xeesalam bi. tekkiwuñ dara. mais léegi vraiment ko wax mu ne gis nga teint bi Aïssatou daa jàpp teint léegi. Aïssatou entre parenthèse nag xeesal bi lan la si dugaloon yow tamit. non c'est que bii sax xam nga digression nga def nii gentiment mais naa la ko may parce que gis naa la nga yàgg naa dégg ay wax xeesal non xeesal moom xam nga comme li nga wax rek loo neex ngay def quelque part li nga gëm ngay def non man nag wax dëgg yàlla dafa maa neexoon ma def ko après ma ne neexatu ma bàyyi suba tam su ma neexaatee ma ñëw diwaat après comme ça sa xëy na dinaa génnaat Tounkara le Tounkara d'avant di nga génnaat sànni dégg nga loolu mais alhamdulilah non sérieusement nag xesal nag moom bàyyi nga wax dëgg yàlla non man nag d'habitude nag su ma xasee ba xam nga man quelque part lu ma neex laay def mais su ma demee ba bàyyi benn ba jàll ci benn étape moom je ne me retourne jamais. macha allah waaw non loolu moom. loolu daal mooy bàyyi nga xam mais Aïssatou man dafa am lu ma la si bëgg ñaan. dama bëgg nga nekk ambassadrice contre le xeesal. non yow tamit non loolu man nag xam nga nag man damaa kiiwuma yooyu amaguma cette fibre là. nekk ay kii yooyu xam nga kii yu mag yooyu femmes yi kii yenn ay leader d'opinion yi kii yooyu kiiwuguma ko daal. aayuguma foofu. dina ñëw kon. waaw ñaax ma si ñaanal ma ko. non dina ñëw. mais nag xeesal wax dëgg yàlla baax. bàyyi na macha allah non bàyyi naa ko. bàyyi nga te baaxul nangu nga. waaw bon man bëgguma xasaa sama xarit yi koy def parce que j'ai beaucoup d'amis qui le font. mais sincèrement daal xam naa ne daal suñu temps bi daal. dara gënu ko mais nag taxul ma xas na ñuy xeesal ndax dafa rafet ba dee nag wax dëgg yàlla. bëgguma kenn mer. Tounkara ñëwaat si wax ji. aywa ñuy mus def digression noonu bëgg a bàyyi li may wax waaw léegi Tounkara fële salaire ba rëy parce que nag lii rek taxuma woola nag ndax après bëgg naa ñëw nag am si la Tounkara bëgg naa vraiment nga def na seefu conseiller nag wax ñu Macky Sall ni mu fi nekkee fan yi dëgg la du dëgg mais yi moom dama koy évacuer vite fait salaire bi rëy na dégg naa conseil spécial waaw il paraît que vous avez un gros salaire. ñaata la. bon je sais pas am na ñu naan daal fourchette 700 dem ay 1 million et quelques gens yooyu. bon léegi man salaire bi xam nga benn affaire rek moo tax man. du ma ko wax. parce que amaana. mais yow daa nga wax sa salaire yow fële. non 2S amoon salaire. loolu ñëpp xam nañu amoon salaire. bon mais fii comme du man rek la ñuy fay loolu am na ñoo xam ne amaana bëgguñu ñu xam seen salaire. mais man tey. waaw su fekkoon man rek maay fay sama salaire ba ma ko laaj ma wax la ko man. yow salaire ñaata la. man doon dëgg yàlla 300000 laa doon fayeeku. temps yi gis naa ñu yokkal ma 200000 maa ngi ci 500000. waaw 500000 néew na de pour yow. man kay moo ma jaaxal. bon Aïssatou xaaral ma def plaidoyer ñu yokkal. waaw après fin émission bi nga kii ko. Aïssatou Diop Fall vraiment mérité na au moins 1 million. waaw quand même waaw dëgg la. non dëgg la wax nga dëgg. gars yi war ñu nay tamit. bon léegi conseil spécial moom li muy fayeeku. maanaam am na yeneen conseil spécial peut-être ñoom bëgguñu ko wax seen salaire. man looloo tax duma ko wax. waaw mais yow après wax ma. non ñëpp moom benn affaire bi dañuy fay. mais sama fourchette bi baax na wala baaxul 700000 1 million et quelques yooyu baax na parce que yéen àggu leen 2 millions ci la ma dégg bien que 1 million et quelques tam rëy na. yow ku la ko wax foo ko déggee. may laaj rajo Kankan. bàyyi rajo Kankan bi. non xam nga ba léegi xam nga yaa suusu bu baax bi. non naa la wax dara xam nga man Amérique laa jàngee. voilà tàmbalee liggéey. moo tax yow xam nga ñun amuñu problème mu wax salaire. waaw amoon langue du baax mais wax ma rek yow la concerné léegi man léegi déggoo li ma la wax. wax li la concerné rek yow. non li ma concerné dafa concerné ñeneen. non su ma waxee sama boss damay wax bu ñeneen ñi. Tounkara bàyyi def affaire bu doon sama boss rek la. fii daa lay lëg la gudd nopp jàll fii jaay. Aïssatou nee ma temps waaye 1 million nga fekk wala 1 million ëpp na wala kii na maa ngi ci fu baax fii wala. da nga bu ma wax salaire u gars yi de. non sa boss rek non yow tam loolu damay indi problème foofu. jaru ko. mais je sais que je pense pas que ngeen àgg ay 2 millions yooyu. waaw bu la neexee nga pensé. xam nga pensé moom c'est libre. parce que quand même boo àggee 3 millions kon presque ministre nga quand même Tounkara quand même. Aïssatou doo wax leneen yow tamit.
sa temps day dem non xam kenn am na ñeneen ñu koy bu doon man rek la ah moo wax la ko. waaw nangul naa la ko léegi ba nga ñëwee ci cabinet président est-ce que nit ñi xooluñu la bëtu xoola kii moo ñu doon saaga démb tey ñëw na. déedéet. kenn siisu la fa. déedéet loolu amul. ñoom tàgg na ñoo siis. Aïssatou benn affaire xam naa loolu dinañ ko wax peut-être si fin bi aussi si wàllu presse bi. man li ma doon dégg présidence. naan ay kii mi ngi dëmm kii mi yooyu amul foofu. man de gisuma ko fa. déedéet ñëpp a jàmm liggéey. c'est le monde des bisounours. man de gisuma fa. ay galgal ay kii moo. ay Tunkara non Aïssatou déggoo li ma la. dama ni pañe ak arab non dama ni. kaymaa yi nekk fee. dama ni gisuma ko. wala dundoo ko. mais yow yaa ngi dunduma ko gisuma ko di waaw. yaa ngi fa xëy chaque jour damay xëy di. du matin au soir yaa ngi fa ngay yendu. ah léeg-léeg ma yendu léeg-léeg du ma yendu xam nga ñun suñu liggéey moom. amul heure amul jour. waaw yéen freelance ngeen demee quelque part amul heure amul jour. mais est-ce que bu nekkul boo fa doon xëy na fee tamit waaw mais dama ci taxaw mais kon yow ba léegi yaa ngi ko ne jàngale wala bàyyi nga jàngale. waaw xam nga nag jàngale moom man duma ko bàyyi fas ma ko yéene bàyyi sama dund. mais pour le moment da nga pause. parce que c'est incompatible un peu. waaw temps yi moom jàngale wu ma moom. waaw temps yi mais jàngale moom mënu ma ko baax. mais raison bi mooy c'est parce que c'est un peu incompatible ak li nga nekk wala. non c'est pas incompatible. mais yow yaa jël recul. waaw fu mu toll nii temps yi moom jàngale wu ma. jàngale woo mais même sa émission yi tamit bu neex boobu tout est là boo nga doon def. les vendredis di jàkkaarloo ak jàkkaarloo bi fii vraiment neexoon na ba dee nag léeg-léeg sax nga xaw a faraj tuuti jàkkaarloo. d'accord donc waaw mën naa ko waxaale. waaw jàkkaarloo yëpp di leen ziar samay wóolal rek. fa nekk waaw je sais que say gars ñoo fa nekk. mais donc tout est là boobu tamit c'était super nice moi j'aimais beaucoup. waa équipe bu tout est là yëpp di leen ziar. waaw non moi j'aimais beaucoup hein j'étais vraiment fan de cette émission là et puis comme de toutes celles que tu as présentées jusqu'ici. mais gis naa ne tout est là amatul. gis naa tamit ne am na benn booy def comme nii ajjuma bu guddi gi mais boobu c'est plutôt sociétal. boobu dañuy donc les gens ne parlent plus de politique. choix la. wala surtout dañuy wax politique. non mais je veux dire invité too en tout cas ma seetaan naa 2 ou 3 numéros. waaw parce que dafa xaw a guddee nag quand même. waaw loolu mais pour guddi gi noonu ñu la yóbbu te yow prime nga daan def yow du dóor kii jàkkaarloo gars yi. non gars yi làq la noonu ci pourtant nag gis nga émission bi ma gën a xamee Sénégal ca kanam boobu xam nga ban heure la doon jàll ay sët 10 heures si suba. mais boobu xam nga lu la bokkul. mais boobu arñe bi nga doon demee boobu arñe moo dafa succès bi. ah mais 10 heures mais bii xam bi da nga ñëw ñu grand place ñu tegal si salon ak yooyu nga ñëw toog dégg nga jox kii kàddu kee tontu jox kee tontu donc voilà bokkul ak leen. waaw loolu dëgg la léegi foofu damay delloo njukkal sama wëlëre ba mu fay liggéeyandool Fatou Niang moom mooy tànn thèmes yi. tànn invité yi. mais dafa toog ko mi nga def avant di invité ay kii ñoo xam ne nii ay acteurs politiques ak yooyu pas parce que sama gis nga invité ay leaders ak yooyu leaders politiques nga invité les machins et puis. waaw parce que boo xoolee man samay émission li ëpp politicien du si ñëw. di li ëpp. pourquoi ñeme woo leen moo tax. non parce que. wala ñee ñooy mënu frotté parce que gis naa ne yow Tounkara yow ñee nga a ñeme ñi nga xam ne nii kenn kii dañu bëgg ñëw si télé beeg yooyu ñooñu moom da ngay dem à fond la caisse mais ñee. mooy ñan ñoom comme ñan. mais je sais pas mooy ñi ngay woo rek. ñoom souvent nga xam dama chaque fois dama ne Tounkara fa lay defee casting am ñooñu moom vraiment tu es à fond quoi mais mooy invité Gaja Guerrier ñële ñooñu voilà c'est. non man d'habitude sama émission man politiciens yi intéressé wuñ ma. man nëbbu ma ko parce que ñëw jéem a jëf sa promotion politique wala ñëw xalamal président tagg président man néew ma si yooyu vraiment. foofu Aïssatou parenthèse rek mooy président de la République man dama jàpp ni ñun 2020 gii ñu nekk dootul jamono ay xalamal président ay tagg maamam. mais yow temps yi nag yaa ngi xalamal nag. temps yi moom yaa ngi riiti moom. lan laa wax. temps yi moom yaa ngi riiti moom. comme lan waxal. non jox ma exemple ay non mais yow bëgg na xam nga sax yaa ngi may sama kii bi yaa ngi koy yàq sama yaa ngi koy yàq mais. mais Aïssatou nee naa la man gëmuma loolu. man du ma def lu ma gëmul. man dama gëm ni communication président. ak communication gouvernement. du affaire ay éloge ay tagg. sa maama rayoon gaynde gi sa nijaay tégal bukki bi. pour man président soxlawul loolu. président lu mu soxla mooy. nañu wax liggéey bi lan la ak résultat yi lan la Aïssatou ma may la dara. man président man nëbbu ma ni man affaire troisième mandat bi di nga si ñëwaat léegi. mais man du man maa ko xelal de mais bokk naa si ñu ko xelal ni ko président loolu kenn du ko fi wax ku ko fi wax nga daax ko.
ah waaw man bokk naa si ñi ko xelal. ah bon parce que waaw. ah waay Tounkara bi moom mais Tounkara c'est quoi cette métamorphose là. lan mooy métamorphose. pourquoi nga wax loo ko président. voilà li tax ma wax ko. mooy keroog président li mu wax. man dama ko bind ba mu leer. li mu wax 31 décembre. président su ne candidat la. campagne am si bés boobu lay tàmbali. coow li ne cour si réew mi. su ne du candidat ñi bëgg nekk candidat yëpp seen campagne tàmbali. ministre bi galgal kële. bloqué dossier kii. padd kële. kon juróomi at réew mi yëpp nekk si campagne. mais Sénégal mooy perte. ma ni président loolu monsieur le président ku ko fi wax na nga ko daax. te xoolal si calcul yi Aïssatou yow laa koy may. xool may xoolee nu mu bëggee ku ko may buzz. waaw moo tax ba lay xoolaat bu baax. non buzz nga pour man président. man sama calcul. waroon na daax au moins ñeenti nit. kan ak kan. non xam nga daax na ñaar. yu ko waaw wax Moussa Diakhaté ak Cissé ak Sori Kaba. waaw léegi nag. des na leen ñaar bu Gazeli. ah non xaw ma dama ni léegi. mais yeneen ñaari kan la ko. képp ku waane. wala xolli gunóor. di si dugaat. président dina daax. non nëbbu ko. mais avant la woon li nga wax ni avant la woon parce que léegi moom fi ñu toll nii moom dafa génnoon ba ton léegi mi ngi génne carotte de. carotte si la ah Cissé Lo de recevoir na Cissé Lo Moussa Diakhaté xam naa semaine prochaine mu recevoir ko. waaw d'accord mais xam nga ñooñu ñëpp ay waa këram lañ. ñoom Sori Kaba tam xam naa léegi ñu Sori Kaba moom il a teel a ñëw du sacrifice malheureusement. Sori Kaba moom dafa teel a wax moo tax ñu teel ko dàq. ah mais bul wax président dafa ni waa këram. bu leen wax bàyyi leen ñoom Aïssatou Diop Fall ñoom journalistes yi. waaw ñu mbéj. ñoom ñooñu mun nañ si wax ba géex. mais yéen noppi leen. mais yéen non non man seen xamatu nga fa laa war a xaar mooy nga ni président dafa ne bu leen wax ci 3e mandat. mais mu ni c'est-à-dire il ne faut pas du tout en parler mais pas ñii parce que moom ñi ma dàq ñëpp mooy ñi ne mënu ko nekk ñu ne mënul am 3e mandat mais ñeneen mën na ko am dàqu leen. non parce que. mais xam nga léegi perspective bi day changer Aïssatou. ndax lan. parce que bu fekkee yow da nga ni mooy li ma la doon wax sànq boo nee président moom léegi du def 3e mandat. président ne d'accord du ma def 3e mandat. ñi bëgg nekk candidat yëpp. bés boobu la ñuy tàmbalee. mais xam nga loolu mais kooku c'est super faible comme argument ça. bu la neexee non parce que Macky Sall pourquoi muy jël ay nit ñoo xam ne ñooñu ils doutent de leur loyauté et de leur patriotisme ak tamit quelque part de leur sens de responsabilité. c'est-à-dire que mooy ñi mu wër ñëpp ñi mu namee ñëpp ministre comme DG comme nangam ñooñu ñëpp ils n'ont qu'une seule idée en tête. c'est de le remplacer sur le fauteuil. loolu yaa ko ah non mais li nga wax parce que bu fekkee ne da nga ne moom bu dee du ma nekk candidat wala candidat la campagne ubbi. waaw loolu mais kon kay c'est encore gouré de casting. non mooy ñi mu jël. loolu mooy non li ma wax. waru leen woon jël. non de li ma wax mooy. li nga wax noonu Tounkara baaxul. li ma wax mooy su ne du candidat. ñi bëgg nekk candidat laa la wax. waaw léegi bu nee candidat laa nag. moom si boppam. waaw bu dee candidat la. moom si boppam. waaw campagne am tàmbali. waaw bu nee du ma nekk candidat. ñi bëgg nekk candidat seen campagne tàmbali. waaw différence bi anamu. campagne du jeex si réew mi. waaw mais attends mais campagne. président loolu lay bañ. non mais léegi Aïssatou président. man li ma ko wax. mooy. président nit ñi ñiy liggéey ak yow si ñaar la ñu war a communiquer. liggéey ak résultat. non c'est que man Tounkara yow Tounkara léegi yaa ngi APR wala da nga jël carte APR. non. looy xaar pour jël ko. waaw lu tax. non dama lay laaj looy xaar non parce que man bokkuma si ay parti politique. mais nii yow doo jël carte APR. non parce que yow li ngay wax ni waa APR sax waxuñu ko ñu am carte APR. di xëy seen mais man loolu laa gëm Aïssatou. non parce que yow fii nii. yow doo ma nangul li ma gëm Aïssatou. non Tounkara fii nii yow da ngaa change mais vraiment 1000% nga change. mooy léegi yow Aïssatou. munoo ma nangul li ma non ma la nga bëgg xam est-ce que ça c'est le vrai Tounkara que ñun avant da nga ñu doon nax kon ba ngay dóoraate ci télé yi da nga doon naxaate kon lii mooy vrai Tounkara bi mooy fii nii yow daal Macky Sall daal lépp waaw. déggoo man la man maa ko xelal nga ni ma lépp waaw Aïssatou bul jaxase li ma mais ma li nga xelal dafa baaxul. waaw pour yow baaxul. nangul naa la ni pour baaxul ñu bëri baaxul kat. pour ñu bëri baaxul nangul naa leen ko. waaw nañ ma nangul ne pour man baax na wala Aïssatou. sama xalaat waaw léegi foofu li ma jeexal parce que anticiper ci 3e mandat léegi kon yow façon yéen a wax yow mandat bi bii mooy dernier wala du dernier nangam. man ma xelal président doo ci wax. non man kay wax naa si.
déggoo Aïssatou man dama xelal président. ku ko bu d'accord loolu. débat boobu. kenn mënu ko fee nangu lu tax. parce que moom président daf koy ñàkkal xorom. ñu ngi koy soog a fal. beneen mooy réew mi dafay nekk ci campagne pendant 5 ans. d'accord léegi Sénégal mënu ko Sénégal anti-supporté wu ko. d'accord naa léegi yow ba nga déggee Cheikh Yérim Seck di wax ne président Macky Sall comme par hasard je veux pas parler de fétichisme de chiffres yow wax nga léegi 4 si Cheikh Yérim tamit wax na fii évidemment bokkul nee na président Macky Sall bii mooy dernier mandat moom lu ñëpp jàpp yow sax au fond jàpp nga ko mais xam naa bëggoo ci communiquer et que contrairement ak li Macky wax ne amul dauphin il en a bel et bien et que du génn jox na benn shortlist de 4 personnes yow dégg nga ko. waaw léegi Cheikh Yérim mi wax noonu looloo ci xalaat. xalaatam la am na si droit. yow amoo xalaat si xalaatu si Cheikh Yérim. non xalaatu jàmbur. doo ci xalaat yow. xalaatu jàmbur. doo ci commenté. déedéet. mais président nee na ñoom Cheikh Yérim ñoom Aïssatou Diop Fall. nañ wax lu leen neex. mën nañ wax ba géex. kon yow lu président wax nga wax lu mu waxul waxoo. loolu nag yaa ko wax vraiment. Tunkara xam nga maa ngi la gën a garaaw. foofu sax. man ba may garaaw Tunkara boobu yow yaa ngi téye fee kere di bind. loolu dëgg la. man ba may garaaw yow yaa ngi téye kere fee di bind. loolu dëgg la dégg loolu dëgg la. kon moo tax nii gis naa xam naa stratégie ngeen di waale mais nangul naa la ko man fair play laa demee nangul naa la ko léegi. ñu dox ci leneen noo gisee ñoo lànk ñoo bañ. mu kii boobu mouvement boobu noo ko gisee ak seen doxalin ak seen bagage. waaw xam nga ñun suñu réew dañu nangu tey kenn ku nekk am sa xalaat am sa doxalin def sa doxu ñaxtu wax li la neex ak li la neexul. kon loolu lu ñu mën a nangu la daal. te lu am solo la si surtout ay ndaw ne ci. ñuy exprimer wax li leen naxari. wax li leen metti. Aïssatou man loolu. gisuma si benn jafe-jafe. d'accord maintenant noo gisee actuellement ñoom ñu ngi ci ay bagages ay divergences ñoom seen biir ci ne premièrement dañ dem seeti ji Ablaye Wade bi nga xam ne ñenn si ñoom ñoo ko doon xeex démb bërki démb am na ñu demu beneen bañ demee. Wade jox na leen xaalis pour participer ci seen activités yi loolu tamit am na ñu mu neex am na ñu mu neexul beneen bi nga xam te mooy divergence en tout cas def naa de fond bi fi nekk nii mooy est-ce que dañuy dem gisante ak président Macky Sall waaw wala déet ou bien avant ou après libération Guy Marius Sagna suivre nga polémique boobu. loo ci xalaat. waaw xam nga wàllum politique moom Aïssatou yow yàgg nga ci réew mi pour xam ne léeg-léeg mu jaar nii léeg-léeg mu jaar na le politique nee nañ du ëmb. day xëy rek wasin xam nga yooyu yëpp am na. maa ngi fàttaliku Aïssatou pour def benn kii bu ndaw rek bi ñuy dem élection législative 2017 dafa am ay parti politique yu ma woo ne ma naa ñëw bokk seen liste. man du ma bokk ci liste politiciens yi parce que politiciens yi dañuy galgalante dañuy pàddante te man xaw ma yooyu munuma ko donc man du ma ci dugg donc yi ñuy def ci wàllu politique man vraiment xamuma ko te du ma ci sori Aïssatou waaw loolu nga nangul ma ko rek affaire politique moom man. mais kon bii nii bëgg ci commenter plus que ça. non ci wàllu politique bi moom. man xaw ma ci dara. parce que du ma politicien aw ma carte politique. carte parti politique. te fas ma ko yéene sama àdduna. Macky Sall boo nee jël parti politique doo nangu jël carte APR doo nangu. non du ma nangu. président maak moom musuñu wax waxu politique waxu liggéey rek la ñuy wax. politique liggéey la. non liggéey ci réew mi pas politique bokk ci parti politique wala dem meeting wala dem coordination. musuñu wax ci loolu. mais comme lii nii boo gisee ne boo déggee ku mel ne Mahmoud Saleh muy wax ne le président indiwaat ci APR na indiwaat commission de discipline bi daal di defar bagage kii ba rebelle ak ñoom seen yooyu pour yow lu baax la wala lu bon la. non man loolu xaw ma ci dama xamul. mais Tounkara kon da ngaa naan lu ñu wax ngeen doo ci commenté. non waxuma du ma commenté de déedéet. Aïssatou kan moo jox audition la nga naan ko. Aïssatou waxuma du ma commenté de. dama ni xamuma ci dara. mais am nga ci avis quand même.
lu ma xamul. xoolal man dama am ay naataangoo yu may. bu doon démb bu nekkul woon boo nekkul woon li ma leer mooy. parce que man j'étais friande say courrier ak say bagages ak yooyu man lu ma leer mooy que yi xew nii actuellement boo nekkul woon conseil spécial titre boobu poste boobu ñu ko joxul woon ba tey yaa ngi ci feuille di bind. yaa ngi jël say xeeru raay di dóor di tëmbal yaa ngi invité gars yi kii leen xëpp leen acide ak keteme mais fi ñu toll nii yow dañ la da nga accepté sa bopp daal Tounkara man moo ma yow nangatoo sax fii nii yaa ngi congelé nii vraiment kii nii nekk mel benn glace nii mu nangoo wax dara pour lan. Aïssatou waxuma nangu ma wax de danga ma laaj loo xam ne xamuma ko. man la xamuma mais am nga ci avis Tounkara. non de sama avis. dama koy motiver par xam-xam. waaw gën di mindeef nee na wax xamuma mooy genn wàllu xam-xam. xamuma li nga ma wax nii. mais yow lu ma la ne lu simple loo xam ne si damay toog su ma ko nee Mahmoud Saleh bu nee nañu indi na Macky Sall indiwaat ci seen parti commission de discipline pour mbëkk ñii di génn di xastanteeg waa parti bi ñu génn di xastanteeg nangam di tànkal sénégalais yi ah. loolu si danañ ci am xalaat yoo nga ne amoo ci benn xalaat yow. liiral lii président bind ma si kaw foofu. d'accord je te remercie Mamadou pour l'excellent travail que tu fais. waaye Aïssa lu tax nga koy liir nànk. ubbi leen micro yi moo liir bu baax après nga jox ma mail bi. non liiral rek. waaw après nga jox ma mail bi. waaw léegi dafa la ne je te remercie Mamadou mais loolu la bind fi lay lu rëy. Je te remercie Mamadou pour l'excellent travail que tu fais. abal ma. in woon la. am na beneen boo lay wanaat. waaw léegi. président lu tax mu bind ma lii. waaw parce que wàccaloo kii bi mail bi moo tax wàccale mail ma xool lépp. ndax ma xool ca kaw yow tam nag sunu mail yëpp mais maanaam. waaw kontaan na si la si. parce que man liggéey laay def. xaw ma leneen Aïssatou. mooy daal yow tu ne dis pas un mot plus haut que l'autre. c'est-à-dire li ma xam. maintenant tu dis plus un mot plus haut que l'autre. xam nga samay étudiants. waaw dañ may déglu di ma seetaan. te dama leen di jàngal loo xam. yàgg leen di sa étudiants yàgg nañ laa déglu di la seetaan ngay dajee ay nit fii di la mbajjee. waaw kon bu yow bu ma def noonu non Aïssatou man du ma wax lu ma xamul. loolu laa fas si laa yar samay doom. si laa yar samay étudiants. si laa bëgg dund ba dees du ma wax lu ma xamul. non vraiment Macky Sall daal franchement c'est vraiment dommage Macky Sall nous a changé tout ce qu'on aimait c'est incroyable daal heureusement 2020 kañ lay dem 2024 la Macky d'accord nga mais 2024 lay dem ok d'accord c'est pas passé d'accord d'accord je passe à autre chose. Guy Marius ñu libéré ko wala ñu may ko liberté provisoire gis naa temps yi ci yooyu la yëngu. non foofu nag mun naa fa wax. parce que Guy Marius sama wóllëre la personnel. waaw ok waaw moom dañ xamante dañ jëflante dañ yàgg demante. kon man bu dul Guy Marius sax amul ku ma yéene mu dugg kaso. dëgg la kon ñu génne ko. man loolu dëgg-dëgg sama mbébét la daal. d'accord léegi ba ci des mooy courant bi ñu yokk gis naa sax léegi moom dafa mel ni affaire dafa xaw a loo tuuti gars yi dañoo wax ba sonn ba seen yàpp saf ñeex moo tax waxatuñu si gis naa sax itam nga génne benn article tuddee ko électricité relever le défi de l'accès universel mel ne foofu yaa ngi xaw a défendre tuuti ñu yokkum électricité bi mais foofu li ma la bëgg a laaj mooy ci gàttal rek est-ce que coono Senelec bi yëpp bu fekkoonte ne nguur gi dafa gën a wàññi bu baax a baax seen train de vie ñoom supprimer yenn institutions yi nga xam ne am tekkuñu dara yooyu yëpp mu am fu mu ko dugal est-ce que ñun ñii du gën a oyof si ñun suñu facture courant yi cher. ban institution moo tekkiwul dara par exemple. mais fii ñu bëri tekki ñu fi nekk yëpp yow sax yàgg nga ko wax yow. yow mi Tounkara yàgg nga fay ñaawlu institution budget de fort yi. comme ban laa ñaawlu woon. HCCT xaw mënu ma ko wax au conseil quelque chose. man ma ñaawlu ko. yàgg nga kaa ñaawlu. ay sa sosal nga Sénégal yi ay tegal vaar non kii maa aussi génne ma vaar waaye mais vaar bi gën a important mooy yéen Sénégal yi ñi ñuy seetaan ak Tounkara nii damaa bëgg incha allah dimanche yéen ñëpp fees leen réseaux sociaux yi génne leen ma vaaru Tounkara yi. ah dégg lu HCCT Sénégal yi daa lay boole HCCT xawal mun ma ko wax au conseil ba ku ne xam ne amul benn njariñ beneen ba conseil économique et social kazaalika noonu. amul njariñ. ban njariñ la ñu am dóoru ñu fayuñu lu lekk xaalis képp lañ fi nekkee ak naan taxaw na si ay session ak ay kenn xamul session yoo xam ne nii
wax dëgg fa yàlla kenn mënul taxaw ne session bii bii njariñ est-ce que dafa impacté ñun si suñu dundin amul njariñ loolu casé nañ fa ay clientèle politique moo fa ne yow loolu li nga wax ni yëpp yaa yow la Tunkara d'avant yaa nga na ko fay wax lii dañ laa cuub moo tax fii nii sax xam naa osé woo sol baron beige moo tax nga sol moofu da nga cuubu léegi mais HCCT boobu conseil économique social ak beneen ba bu fi nekkaat tamit moom kii sans compter nag àddina agence yi fi ne nga xam ne dooruñu fayuñu tekkuñu dara chaque jour nga dégg benn agence bi ñu créé qui sert à rien du tout donc ñooñu yëpp bu ñu leen supprimer woon boo ñu dëxañ leen boole leen ci benn nationaliser les dépenses xanaa mu gën a oyof suñu Tunkara lii nag war nga cee mën a wax nag wax dëgg yaa yow Tunkara nag. waaw léegi yow nga ni donc nañ supprimer HCCT. supprimer conseil économique et social. est-ce que j'ai mis est-ce que devant. ah d'accord non nee nga tekkiwuñ dara. tekkiwuñu dara kay. ok yow yaa ngi ma ko wax sax. déedéet man loolu musuma ko wax loolu moom du sama waxin man du ma waxee noonu parce que xam nga lu ma gëm Aïssatou mooy amul lu tekkiwul dara li am solo. mooy lan lañ siy def. ak yan résultat la génn HCCT am na njëriñ. bañ mën na am njëriñ. mais am na njëriñ actuellement ou pas. am na njëriñ kay. nii. yow amal la njëriñ. yow amal na la njëriñ yow ban njëriñ la amal yow HCCT wax ma rek jox ma benn njëriñ boo gis HCCT yow mu impacte sa vie yow sa quotidien jox ma benn. bon léegi man. yaa ngi réfléchir bu baax déedéet Aïssatou yow xanaa mun naa wax nag léegi. man dama gëm ne ñun modèle bi ñuy doxalee. lenn moo ñu mën a jàppale mooy sunu gox-goxaat yi. tontu woo ma. ñu dooleel leen. tontu woo ma. léegi HCCT mën na bay waar wu rëy. mën na bay mais bayul. waaw léegi ma dama laaj ne nee naa la Tunkara yow yaa na invité sa ay gars maanaam yow ku ñu bokk bëgg Jean-Jacques Bourdin ba ca BFM TV day woo benn ne ko kilo libre kilo ceeb li muy jar en direct. wala benn imam nga tariloo ko benn saar en direct donc naa la tariloo saar yow. man moom damay waaf ci suuf bu wàcc ba gis daal ci gën a gaaw mënuma ko. laxat jaakum laa bu nga tari. waaw xam naa ne dugg nga ci benn bagage waaye bàyyi naa la ña may déglu dooraale nga ma ci mais ña may déglu ñii seetaan moo may fayul léegi dama ne wax ma benn Tunkara. benn neema HCCT. lii bii njariñ la def suñu vie suñu dund. non HCCT. njariñ bu ëpp solo bu muy def. moom mooy collectivité locale yi. ñoom dañ fay représenté wu. pour mën a indi seen ay jafe-jafe wax ko ñu xool dan lañ koy saafara. c'est du blabla li nga wax ne Tunkara toi même tu sais que c'est du blabla. mais loolu mais su fekkee institution bi c'est du blabla. non su fekkee institution bi existé na. dafa mel ni yow siis bii nga toog Aïssatou tey lu la neex nga def si li am solo mooy yow tey bu fekkee dañ lay fay xaalisu Sénégal dañ la jox oto Sénégal dañ la jox essence su Sénégal yow nga fexe ba yow nga amal njariñ Sénégal léegi problème bi dootul institution bi si boppam tey dafa mel ni président de la République rek xam nga institution la xam nga li ma neex mooy nangu nga ne Tunkara ne HCCT amul njëriñ ndax neewoo ma man j'aurais aimé nga ni ma HCCT non j'aurais aimé nga ne ma HCCT li mooy moom moo tax ñuy naan genre exemple beneen ba conseil machin économique c'est la même chose donc mais on avance non Aïssatou man nag foofu dama àndul ak yow parce que institution yi ñoom ñooy liy téye état buy dox mais institution yi dañuy dara loolu lekk xaalis ak case mais waaw léegi loolu Aïssatou war nañ si bay waat ñun ñëpp de parce que waruñu nangu ñun suñu ay institution tekkiwuñ dara jëriñuñ dara ñun loolu waruñu ko nangu mais tekkiwuñu dara jëriñu la yow yaa ma gën a xam donc léegi ma ñëw si dialogue national bi Tunkara dialogue national bi dafa am dialogue national am dialogue politique suivre nga ñoom Famara Ibrahima Sagna ak général Niang seen bagage yi gis nga ne ñay participé ci dialogue bi naqaruñu nañu niñ leen bëmaxalee 40 personnes yoo xam ni vu ni connu vite fait et puis dialogue bi gis nga ba mu demee Diallo ba mu révélé ba léegi kenn weddeegu ko ne chaque jour ça nous coûte 10 millions ak fi réew mi toll ba tey amagul kenn ku teg lu dëgër ci ko table bi et que finalement li ñëpp jàpp mooy dialogue bi benn deal la boo xam ne pour casser davantage opposition bi
caser leen ci ay wetam après in fine lu muy jur mooy créer benn gouvernement d'union nationale ëmbaale ko nag ci ay statut de chef de l'opposition waaw wala de d'accord nga pas boo d'accord nee ma xam naa d'accord mais tegal ma benn argument. waaw wala déet maa ngi lii mooy lan yow da ngay poser question boo xam ne yow sa question bi rek 5 minutes la. waaw ba pare nag invité bi ne ko waaw wala déet. non loolu yàlla dogal. maa toog ci chaise bi fii jàkkaarloo da la poser nga war a tontu. bon affaire électricité bi nga doon wax. boobu jàll naa si sànq barki démb. non man pareewu ma si de. man barki démb laa si jàll. léegi électricité bi Aïssatou. yow tey dafa am ñoo xam ne ñoom nee nañ électricité warul yokk. am nañ si sañ-sañ ñu warul yokk. ku kaa doon nga bëgg ñu électricité bàyyi dialogue national bi. non parce que yow question bi ni nga ko posé baaxul déjà. waaw lu ci bon. parce que question 5 minutes ba pare ne ma waaw wala déet. loolu moo ko nangu question 5 minutes kay dafa neex. léegi mën naa ko raccourcir davantage ah. léegi nag pour affaire électricité man électricité bi moo ma ñorul ndax doo fi wax lu neex. électricité bi bi nga bëgg a ŋànk dem ak moom. man laaj teg ko fee de côté ndax doo ci wax lu baax doo ko ci wax lu ma bëgg a dégg man doo ko ci wax. kon yow daal Aïssatou maa ngi soo comprendre yow li nga bëgg a dégg moo la intéressé. li ma bëgg a dégg daal moo ma neex comme yow doo ci wax lu neex moom boobu nañ ko teg nànk électricité bi fee nañ ko teg fee de côté ñëwaloon si dialogue national bii. nga xam ne loolu si bëgg a dégg dialogue national li ñu ci bëgg a dégg mooy dil la ak opposition bi pour suba ñu créer gouvernement d'union nationale waaw wala déet. loolu xaw ma si dara. xamuñ ci bi dara. mais xam nga ci électricité bi dara. waaw électricité xam naa si dara waaw. mais bii laa doo ci wax. non dama ni waxuma ni du ma si wax de. xam nga danga ma laaj ndigam dil la. waaw ma ni xaw ma si dara xaw ma ndigam dil la. xaw ma ndigam dil la. yow daf la leer ni dil la Aïssatou. non man maa ngi laaj nag. man tontu naa nee naa xaw ma. xamoo ci waaw léegi dialogue national bi ak dialogue politique bi seen sens lan la. mais mooy réew mi réew duñ ko paccoo. dañ koy pencoo waaw loolu mooy sens bi. tey su fekkee tey dafa am ñuy jiite. ne ñun. waxuñoo ak ñi opposition. waa opposition ne waxuñu ak ñi jiite. bu boobaa réew mi xanaa guerre la ñu bëgg dem. il faut ñu toog di waxtaan. loolu kay du Aïssatou loolu xel nangu na ko. léegi non c'est Tounkara émission métti lañ def ndax c'est Tounkara nangu woo tontu ci lenn. li ma xam wax naa ko. lenn daal yow presque nangu woo tontu ci dara. mais parce que yow doo wax si liggéey Aïssatou doo wax si xam-xam. doo wax si jikko yu baax. yow li la intéressé mooy dil la affaire bi dil la affaire non man loolu intéressé wu man xaw ma si dara. mais yow. xaw ma dil man xaw ma sax nu ñu koy def. léegi boo nee waxuma ci xam-xam. waxuma ci liggéey waxuma ci nangam. pourtant yii nii actuellement nii Sénégalais boobu yii la ñuy waxtaanee ci grand place yi question du jour yi nit ñi lii la ñuy waxtaanee. mais est-ce que tamit yow ngay conseil spécial du président de la République. lépp loo xam ne pour yow dafa xaw a délicat di nga ni non aw ma ci wax. non léegi nga bëgg a taxaw yow depuis quand nga nekk expert en électricité. loolu sa interprétation la yow. man dama ni la Aïssatou yow li la intéressé mooy ay deal. te man xaw ma ni ñuy dilee xaw ma ñuy deal. man li ma gis fi ñuy dilee man neew ma fa. waaw d'accord fi ñu leen new léegi bi mën nga ci am quand même tuuti xalaat mooy diggante Ablaye Wade ak Macky Sall. seen diggante nu mu amee froid nii maintenant après Massalikul Jinaan boo tax amoo ci xalaat. ma wax waaw wala déet wala. non man kay dama koy bàyyi en suspens. mais li gën. mooy réew mi ñëpp mën a waxtaan tey président Wade moo jiite woon suñu réew. dem na. tey président Macky Sall dafa war a wax ak président Ablaye Wade. loolu si Aïssatou xel nangu na ko tamit. président Wade am na lu mu ko mën a xelal am na lu mu ko mën a teetee. te dëgg-dëgg seen ba ñuy ànd ñun fekkewuñ ko woon de. kon tey bu ñuy dem di juboo ñun ñëpp dañu war a tàccu nañ juboo. mais Aïssatou est-ce que juboo gënul wasul xu xayr la yàlla wax yàlla nee na juboo moom moo gën. local yi da ngay nekk candidat ou pas. yow daal sa tontu loolu la ou pas. pourtant yow yaa ko fi d'accord de. non léegi nga koy bëgg a bañ rek. mais ou pas moom dëgg-dëgg moom mun ma si tontu. ou pas question fermée la loolu question fermée du c'est pas une question ouverte. mais non loolu nag justement yow da nga jël benn problématique bu complexe. bu ouverte nga bu ko fermé. wuy ma bii nii kay nee ma rek waaw wala déet. simple non mun naa la wax xamaguma. xamagoo. parce que am na ñu may àndal ama waxtaanaguñu. ñooy àndal. mais bu ñuy dem local. xam nga da ngay am liste. waaw léegi liste boobu ñi ngi koy composé. kon yow kon bii di nga partant quoi mais formule bi nga xamagul. waxuma loolu de dama ni. li nga ma laaj nii xamaguma si dara. yow te da nga ñëw. da nga may laaj lu ma xamul conjugué le verbe xawma ci dara. non Aïssatou da nga may laaj lu ma xamul yow looloo sa. waaw yow kon ni ngay def say invité leen laaj lu ñu xamul. yow kay ndeket lii moo tax yow ba ngay nekk Tounkara
yow ba ngay nekk Tunkara bi nit ñi xamoon bëgg leen chaque jour nga teg fi ay wane fa sa xam-xam yow suul seen xam-xam ñoom chaque jour léegi sa avenir professionnel Tunkara foo ko gën a gis ci télé bi ci politique bi ci enseignement bi. du si télé bi du si politique bi. gisoo ko nga ni si télé bi. non gisoo ko ci politique. de xam nga télé moom. man yàllaa ma nattu boole ma si mais du sama yëf. mais sànq laaj naa la ne la gars yi dañu xaw na laaj naa dafa la xaw na bu jant bi tuuti. ñu xaw la pousse tuuti dem yóbbu la xaaj bi guddi wala. non même sama émission heure boobu la. heure boobu la émission moo doon def bés bu ne boobu laa bàyyi. ndax lan parce que non may ngawatul ak liggéey bi. ok bon léegi nag benn yoon laay def télé àjjuma si guddi. bon Aïssatou waaw Aïssatou man sama avenir du si télé. du si politique. ci lan la. jaamu yàlla mbay jàngale. c'est que nag yow man su ma yëgoon nag dëgg dama naan oustaz Tunkara laay wax. lu tax yow sa avenir nekkul si jaamu yàlla yow ku jaamul yàlla day perte ay. jërëjëf. loolu dama ko gëm. Tunkara sa émission jeex na tàggatoo. bon Aïssatou Diop Fall laaj na ma nag yu ma xamul yu bëri moo tax man. moom nga émission presque 40% bi yëpp tontu. parce que xaw ma. non 90% yëpp tontu. non man xoolal soo ma joxoon devoir nii. non émission bi sax mu jóg xam nga sa émission bi neexul parce que tontu woo. mais non dama xamul. da nga xamul. yi ma xam moom par exemple sama avenir laaj nga ma. leer na ma du si télé du si politique leer na ma tontu. waaw léegi tàggat ma Sénégal yi laa lay bàyyil tontu. tàggatoowul. am mbégte lool di kon fii si Aïssatou Diop Fall mais moom nag émission bi dafa xaw a métti parce que dafay laaj loo xam ne xamuloo ko bon su ko defee nag man xamuma laay wax su ma xamul amaana su ma ko gëstoo après dinaa mun na am mu mun see tontu di delloo njukkal ñëpp di wax ne ñetti mbir daal moom moo am solo si àdduna ñett ma gëm xam-xam liggéey ak jikko ju baax. waaw ñetti mbir yooyu moom la am ñu bokk ak yow moom lu solom rëy na lool donc ñu lay gërëm di la sant émission bi nag mel nu ma ko bëggoon ndax dama bëggoon vraiment nga ñëw lâché wu waxtaan ak sénégalais yi ak yooyu mais da nga ñëw vraiment indi fi sa yëre conseil spécial du président de la république donc ñëw toogee duggee noonu ci biir yëf yi donc sénégalais laa lay bàyyi la ñoom ñooy wax ak yow mais quand même je te remercie parce que voilà ñëw nga waxtaan nga ak ñun li nga bëgg a waxtaan ak ñun ce qui n'est pas mal ma la ci gërëm di la sant di la wax tam bon vent ci sa nouvelle fonction yi mais vraiment Yakham Mbaye sort de ce corps là fii yaram Yakham Mbaye laa fi gisuma Tunkara ça c'est du Yakham Mbaye donc ñu koy gërëm di ko sant moom Tunkara di leen gërëm yéen tamit mbokk yi si teewlu bi ak seetaan bi di gërëm bu baax a baax nag sama rakk yooyu nekk foofu ca ginnaaw non immeuble bi sax la immeuble JVC foofu ci rond-point JVC bi ñoom kay rek xale yooyu ñoom Alimak ñoom Fatou Fall ñoom Sène ñoo defar cheveux bi ñooy jaay cheveux yi ñooy defar tissage nga yóbbu fa madame ñooy defar tissage bi yëpp yu baax yi la ñoo ko defar maquillage tamit ñoo ko defar tey ñëwutu Mado. donc sa jëkkër mën nañ ko yóbbu si Baara first class mu ñawal ko. waaw yóbbu ko foofu waaw. waaw yónnee ma ko. d'accord naa la ko yónnee yow tam nga yónnee madame ma yóbbu ko ci Caribou Spa. Kayre defara ko ba mu baax. est-ce que foofu toj numéro téléphone baa ngi fii numéro téléphone bi Moussa dugal ma numéro téléphone nu Kayre ma koy nuyu bu baax di gërëm sama rakk jooju nee naa ko ne gis naa ni nga taxawee ci bagage bi donc ñoom nag dañuy def pédicure Caribou de pédicure ak yooyu bagage bi dañ koy def donc may fon na bu baax nag kii nag sama sister la dëkk Biquette Diagne Biquet di doom nag ci ñëm si yàlla benn baas jaay suñu pap benn baas jaañ suñu pap boobu ñuy jooy tey noppooguñu sama sista boobu Biquet ba koy nuyu di ko fóon di nuyu tamit naka noonu borom këram moomu di nuyu yéen ñëpp nag ak doomam Mohamed jërëjëf yow kon yow xam nga fu may waxee sama rakk la waaw non man sama sista la ma koy fóon bu baax moom itamit di gërëm ñëpp maa aussi say gis naa mu dellu siwaat di wane moom bu ñëwee def bruit gis naa bruit yeeg yooyu yow du ma la tudd di gërëm naka noonu Ibrahima Cissé ci moom nag loxoom laay teg nag loxo production bi yëpp Moussa Sène ma nekkoon ci montage bi face to face beneen dimanche incha allah Pape Sylla dellu siwaat na jërëjëf merci à dimanche prochain